Sénégal nuyu naa leen am mbégte dellu si waat ak yéen ci iRadio ñu ànd ak yéen ci seen émission conférence de presse niki nañu ko baaxoo alxames bu jot ci waxtu wi ànd si ak samay naataango yi ma ko baaxool di Baba Ndiaye niki noonu Aminata Ndong ñuy waxtaane tey lépp lu jëm ci mbirum coow li nga xamante ni moo jëm ci mbirum pétrole ak kuréel yi nga xamante ni jot nañ fee juddu ngir xeex lépp lu jëm ci lëndëm ga nga xam ni moom lañ cay joytu te bëgg mu leer suñu gan tey di gan gudul gan imam Ahmadou Makhtar Kanté ngeen xam ko bu baax ci iRadio muy chroniqueur waaye te am beneen casquette boo xam ne tey moo waral ñu oolu ko fii muy ab bindkat conférencier di expert ci wàllug environnement lépp lu ñu wër niki noonu ci wàllug économie bu jëm ci mbirum jàppalante ci biir askan. loolu kon mooy tey solop waxtaan wi du ñu def lu dul dalal suñu gan nuyoog moom mu nuyoog yéen laataa ñuy sóobu ci waxtaan wi solop daje bi tey imam asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa barakaatu. Khalifa maa ngi lay nuyu di nuyu suñu naataangoor yi ñi ma bokkal plateau bi. am na ñoo xam ne dañ ma woo di ma laaj naan conférence de presse bi fan la. ma ne leen émission la émission moo ko tudd. mais émission rajo la. di sawar loolu ñëw wuy ci sa émission bi ndax li ñuy waxtaanee mbiru réew mi la ma joxe ci sama xalaat donc sawar naa loolu ñëw participer ci émission bi. Baba Ndiaye mi meññ émission bi ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay fay Khalifa di la nuyu di nuyu également Aminata sama naataango di dalal imam Makhtar Kanté ci conférence de presse di nuyu également ñuy déglu yëpp ci Ndakaaru ci 90.3. Aminata kaddu gaa ngoog. maa ngi lay nuyu Khalifa di nuyu auditeurs yëpp ni nga ko waxee ak Baba Ndiaye di dalal également imam Makhtar Kanté ci conférence de presse. imam Makhtar Kanté li ñuy waxtaanee bokk na ci li ci gën a fës wala li jur tey ñu oolu la mooy li nga sóob ci say yoxoo ci mbir ba noppi daal ci deltu gannaaw bu fekkente ne mën nañ ni waxee muy kuréel gi ñu sampoon depuis que aar li ñu bokk gannaaw bi reportage BBC bi jibee ba mu am aw lënt ci boppu askan wi ñu bari ca ñoom laataa ñu siy sore ci pàttali dañuy ñëwaat rek ci daje bi nga xamante ni kuréel googu lee amaloon na ko ak Mame Abdou Kassé ma fa teewoon moom mooy ñu koy dégtal talaata la woon ci leeral ñu teewlu ko. gannaaw ba nu fësalee seen cofeel ci réew mi jaarale ko ci hymne national bu ñu doon way membre yu plateforme aar li ñu bokk ñoom nag dañoo mer ba futt ci kilifa yi réew mi ñoom ñi le sax jàpp nañ ni yooyu les kilifa ñoo waral cong yu amoon ci seen dox ñaxtu bu ñu amaloon ci ajuma ji ñu génn ngir ñu indi leeral ci mbirum Petro-Tim Aliou Sall bi Abdourahmane Sow di coordonnateur COS M23 moo yore kàddu gi. jël nañ place de la nation bi ñu moom bëgg ko xañ nation bi def fa dispositif répressif boo xam ne mosuñu koo gis suñu histoire ñun jàppoon nañ ne sax xëy na xawoon na nuru yu 2011 yi wante bii moo gën a doy waar donc yéen ñëpp teg ngeen bët ni que ñi ngi violer suñu ay droits faraluñu opposition faraluñu pouvoir nous sommes des citoyens sénégalais libres. ci déclaration liminaire am bi plateforme bi moo ngi wax nguur gi rek mu daal di ñëwaat ci contrat pétrolier yi ak gazier yi ngir su ko defee rek réewum Sénégal mën cee gis boppam. muy la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion de ces ressources naturelles qui appartiennent au peuple dañ ciy teg suñu bakkan parce que suñu avenir y a beaucoup d'opportunités mën fi tabax ay hôpitaux mën fi tabax ay classes mën fi faj nit ñi. renégocier les contrats mën naa ne. ñu jàpp ne que nous avons été lésés parce qu'il n'y a pas de transparence si suñu ay koom-koom ni ñu koy gérer. Abdourahmane Sow ak ñooñoom yi ñoom nag nee nañ dogu nañu ngir daal di wéyal lii di xeex bi ci loolee nag dinañ amal beneen dox ñaxtu ci ajuma bi ñu jëm méngoog ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bi ca boulevard Charles de Gaulle. di woo Sénégalais yëpp fu ñu mënti bàyyeekoo nañ ñu fekki si waat ajuma bii di ñëw ci kàttanu yàlla. ci boulevard Général de Gaulle fii boo leen gisee nag ñu toxal suñu manifester du dañoo ragal nous sommes des patriotes jusqu'à l'os. la ñu tax a jug te ñor ñu mooy Sénégal. ñu mer ba futt lool ci autorités yi ñu jàpp ne nag ñoom ñoo waral cong yu amoon ci seen dox ñaxtu bu ñu amaloon ci ajuma bi ñu génn ngir ñu daal di leeral lii di affaire Aliou Sall bi ñi fasantikoo ci plateforme aar li ñu bokk ñoom jàpp nañu ne rek kilifa yi dañoo war a doxal transparence ci ressources naturelles yi ngir su ko defee rek sénégalais yi mën see gis seen bopp. Alimam dégg nañu tënk bi nga xam ni Kassé tënk nag daje bi ngeen amaloon ci talaata jële daje bi kuréel gi amaloon. ndax dafa am loo xamante ni daal ci li ñu fi jot a junj wala li ñu fi jot a leeral ci ponk yi tax mu juddu loo xamante ni xëy na da nga ci deltu gannaaw ci ponk yooyu le wala lu waral nga bokkoon ba nga ni bokkatuloo. émission bi bokk na lu tax ma jàpp ne lu am solo la ci sama wàllu bopp
ak tamit ci réew mi ak tamit sama mbokk yi nekk aar li ñu bokk yaakaar naa ñi ma fa mag bëriwul ñi nga xam ne ñoom fa mag man laa bëgg a wax ñu ëpp foofu samay jeune frère lañ mën naa am sax ñoo xam ne mat naa leen bàyyi foofu muy góor ak jigéen donc awma lu may jàppanteeg ñoom ci xiiroo ak ngaañoo waaye nag terewul sama gisin ci réew mi ak ni muy doxalee loolu dama koy assumer rawatina dañ ma cee woo donc je suis pas preneur j'étais pas demandeur ñoom ñoo yaakaar ni am naa lu ma ci mën a apporter te loolu ni ñu gisee ma taxawee ci réew mi di joxe sama xalaat ci lépp luy dox ci réew mi moo tax ñu woo ma parce que su fekkoon xamuñ ma ci loolu duñ ma woo moo tax souvent damay waxtaan di leen wax ne aar li ñu bokk dañ ma fekk ci loolu dañ ma cee fekk kon je n'ai rien à prouver ci côté boobu su ko defee aussi ñiy commencé wax dugg na fii jaar na fi ñu xamee ko noonu dafa baax. xam nga boo sumboon ba si yàgg nga sippi say loxo nit ñi daañu laaj ana lu waral loolu. lu jaadu la laaj bu jaadu la te effectivement foog naa ne émission bi yëpp leeral loolu lay doon xam nga boo seetee ba seet mënuñ sax wax ne dëgg-dëgg damaa sumb mais du question sax daw wax mais dama bëgg a leeral rek. ne mën nga wax ne ñi ko sumb dañ maa woo. je vais être très précis. mooy que ni Alioune Sané bu Y'en a marre moo ma woo ci téléphone ne ma dañu bëgg a waxtaanee mbiru lii ñu gis ci BBC ñu wax ko ci affaire pétrole bi mi ngi bëgg ëppi loxo. xaw na doy waar léegi nag ñu jot a waxtaan suñu biir société civile bi ba bëgg ci def dara léegi nag COS M23 mooy ki wax léegi Abdourahmane Sow moo ma jox sa numéro téléphone fekk Abdourahmane Sow ñu gisee woon quelques jours avant doon ci waxtaan moom moo ko jox sama téléphone kon na leer ni noonu laa fa ñëwee ma ne leen lii moom fuñ ma ci woo ma ñëw rawatina nag société civile bi. oui xëy na bu fekkoon ay parti politique ñoo ma woon xëy na du ma dem. pour une raison kon ma def leen confiance ci principe bi ñëw wuyu si leen ñu waxtaan ci nag ba jox ko tur tamit fixel koy objectif ay jumtuwaay ak tamit ay jubluwaay kon nag xëy na sama génn ci dama dem ba gis ne ni ma ko nattee mel na ni jëmatuñu fa ñu waxoon ni fa la ñu war a jëm ak nañ ko war a doxalee kon ci tënk ba ma am beneen laaj ma gën ko xóotal. ci ba ñu koy sos lan la ñu waxoon ne moo ko yëkki lu mooy li nga xam ne tur wi junj na ko. waaw biñ koy sos loolu la waxtaanee nañ ci man mi bokk naa ci ñu doon proposé ci turu wolof yi ñuy wax bàyyil fii jàppal fii ba ñu mujj d'accord ci aar li ñu bokk kon jubluwaay bi moo doon wane ni lii du affaire parti politique. du affaire société civile du affaire gouvernement bi et cetera mais affaire réew mi la ni ko wolof di waxee rek li ñu bokk kon. ñu ne woon nag léegi day am ay jubluwaay. man mii waa aar li ñu bokk yi may déglu xam nañ bu baax ne bokk naa ci ñi doon gën a insister ci ne attention il faut pas que ça aille dans tous les sens. bu ñu song rek di dem parce que yëf bi série na série boo xam ni yaakaaruma ni ci ñetti fan lañ koy régler aussi documents yi ñu ci war a am yëpp nekkul ci suñu loxo aussi ku nekk am na loo ci xam et cetera gouvernement bi tamit dina am luñ ci wax. kon man dama bokk ñëw na insisté nañ fixé ay objectif nañ wax lan mooy suñ jubluwaay boobu man daf ma intéressé woon trop parce que bugguma woon mu nekk jubluwaayu politique. li ma jublu ci jubluwaayu politique mooy parti boo xam ni da ngay wut nguur kiy wut nguur nag di xeex tamit nguur gi fi nekk na nga koy xeexee ak na ngay wutee nguur ga loolu man mënuma engagé. parce que kon da nga jàpp ne xeex bi jamono ji mbirum politique moom moo ko jiital. du ma ko waxee noonu mais. danaa ci ñëw mais kon li tax ma exiger woon que ñu insister ci objectif yi mooy que ni ba ma mu wóor ma ni objectif citoyen la. maanaam loo xam ni pàcc boo xam ne ci citoyenneté ngay liggéey parce que tam il faut que loolu ñu teqalee ko gis nga pour man loolu xëy na mu ñëw ci waxtaan bi. loolu waxtaan bu rëy la ci réew mi suñu teqalewul dina indi léeg-léeg ay tolof. parce que kenn dootul xàmmee kan mooy kan. ak kii fan la nekk mooy li ñuy wax naan kii dafa nekk société civile jaay boppam jékki-jékki dem ci gouvernement bi kii ne nga. kon da nga dem ba sax da nga dem ba gis ne gars yi dañuy politique. voilà léegi bi ñu defee objectif yi pour man objectif yi c'était clair li ñu wax objectif yi citoyen mooy lañ imam ma question elle est claire aussi ndax da nga dem ba gis ne gars yi dañoo politique. waaw ci laay ñëw maa ngi ciy ñëw. non mënu ma wax gars yi dañ politique parce que ñi ci bëri. plateforme bi foog naa ko wax naa ko ci benn journal ci suba. actuellement plateforme bi bokk na ci man li nga gis ne li ma jàpp ne mën na indi tolof même à l'avenir et souhaité wu
waxuma ko ñi fa des. mooy que mixité plateforme bi mën na indi problème. parce que voilà mixité. voilà c'est-à-dire ay góor ak ay jigéen. wala du loolu. du loolu mais donte woon côté boobu am na ci am na ay góor ay jigéen ay mag ndaw mais mixité ci côté identité citoyenne ak identité politique. très bien très bien côté boobu laa jublu. c'est pas le côté genre. c'est pas le côté genre. très bien côté genre bi moom c'est intéressant parce que am na fa ay jigéen yu am solo yu am envergure yu fa nekk ak ay góor loolu moom baax na trop. loolu mooy wane réew mi ak tam ay mag. ak ay ndaw donc des gens des aînés ak tamit des jeunes waaw loolu moom baax na. ñoom dañu waxoon ba seen i kàddu dañ moo tax nga bàyyi. jubluwaay yi ngeen tracé woon au départ doonatul jubluwaay yi fi nekk. li ma mën a wax mooy ni man mii li tax ma bàyyi. Khalifa li tax ma bàyyi am na ñu fa nekk ci biir ba tey te àndoon ak man ci loolu léegi nag ku nekk sa tempérament ak sa parcours xam nga c'est très subjectif. mais au moins man li ma bëgg mooy nit ñi respecter sama choix sama subjectivité bopp c'est-à-dire que ni man am na loo xam ne dama gis ne lii man mënutuma fi toog di muy demee nii ak ñoo xam ne gis nañ ne mën nañoo toog mais nan la demee. voilà ni mu demee mooy dama gis ne dañuy mujj di gën di sori jubluwaay pour man jubluwaay comme bu sol la ne la fii nga war a jëm ma gis ne ñu ngi écarté wu nii. écarté wu jëm fan. ci yeneen jubluwaay. nit ki. pour man voilà jubluwaay yoo xam ne day gën di jégle jubluwaayu ñaar jubluwaay boo xam ne dafa jaxasoo pour man dafa xaw niru lu désordonné loo xam ni kenn tegu ko ci stratégie bu leer ak méthode bu leer kooku moom benn point la beneen jubluwaay mooy effectivement dama sentir comme encore maa ngi koy wax sama subjectivité la keneen mën na la wax ne noonu moo ko xalaatee noonu mais man li ma xalaat moo ma intéressé parce que li ma xalaat mooy tax ma toog wala ma dem léegi nag kon dama gis ne entité politique yi ñi leen fa nekkal dafay niru ne pour man ñu ngi bëgg a ëpp doole di jëme plateforme bi ci loo xam ni parti politique ni ñuy doxalee noonu la nar a commencé doxee te man dugguma fa woon pour que plateforme bi nekk ci loxo doxalinu politique. ci tënk Aminata. dafa mel ni Khalifa bu ñu ko déggee ak li mu wax imam objectif yi nga xam ne plateforme bi amoon na ko objectif yooyu dañ koo wàcc moo tax mu génn ci plateforme bi est-ce que mën na revenir un peu ci objectif yi nga xam ne plateforme yi amoon nañ ko également bu ñu déggee muy wax plateforme bi dafa juddu ngir citoyenneté défendre lépp loo xamante ne ngir dafa ñeel citoyens yi waaye bu ñu waxee ngir citoyenneté Khalifa buñ la teree marche manifestation préfet jël décision préfectorale ñu teg ko ñu ne tere nañ manifestation est-ce que jël décision boobu teg ko fële manifester par la force loolu itam wàccul ci li nga xam ne dafa bokk ci citoyenneté. waaw côté objectif yi ñeent la woon su ma juumul ñeent yooyu moo fa nekk ba tey. ban ak ban. benn bi dañu ne woon nañu fexe ba transparence am. ni ñu koy waxatee encore le premier objectif intitulé bi laa bëgg a rappeler exactement donc exigence su transparence voilà ci dossier pétrole bi contrat yëpp ñu xam est-ce que leer na est-ce que ni ñu ko tegee noonu la maanaam est-ce que dëppoo na ak charte réew meeg yooyu voilà beneen bi moo doon que beneen moo doon justice nañ fexe ba justice dugal loxoom ci dossier bi laajte ko enquête ko beneen bi troisième bi moo doon contrat yëpp ñu génne ko ba seet est-ce que njëriñu Sénégal moo ci nekk bu ci nekkul ñu seet nuñ koy lijjante loolu xëy na ci biir waxtaan bi dinaa la wan ni c'est pas aussi simple que ça et que man dama gis ne ñu ngi précipité wu ci yoo xam ni c'est plus important moo tax pour man débat bi c'est un débat citoyen émission bi c'est très important parce que bu ñu dégloonte rek dinañ xam lan mooy problème bi léegi quatrième objectif bi moo doon léegi recouvrer les avoirs pétroliers loolu tamit yomb naa wax ni mais dafa am lu mu laaj mooy ne lépp loo xam ne dañ jàpp ne alalu Sénégal la bu dem ci loxo yeneen dañu war a seet ba delloo si ko pour man kon loolu moo doon ñeenti objectif yi dama gis ne bi ma gisee ñu commencé ñenn ñi di wax moo xam directement wala indirectement ay que gouvernement bi sàcc lañu ay que frère du président mooy nangam ak nangam ak nangam alors que au départ ñun dañ doon discuter ba par exemple bu ñu laajee sax ci affaire tekki ndombo tànk Alioune Sall on était très clair en disant que ni loolu taxu ñoo jóg transparence moo ñu tax jóg extra lu transparence boobu laaj na ko gouvernement bi def mais kooku taxuñu jóg moi j'étais très à l'aise ba fi ñu toll foofu j'étais à l'aise parce que justement je me disais bu ñu dugg ci piège yooyu jóguñu di xeex benn nit wala benn gouvernement ba fi ma toll nii man je ne lutte pas contre le gouvernement de Macky Sall je ne lutte pas contre le pouvoir je lutte pour un principe pour l'intérêt général c'est-à-dire quoi je lutte pour que la bonne gouvernance en général et des ressources naturelles soit une réalité au Sénégal quel que soit régime bi fi nekk nag moom la ñu ko war a njëkk laaj
bu amee lu doxul ñu jubbanti ko keneen ko fi ñëw tam ñu laaj la ko. kon man déjà perspective boobu am na peut-être ñoo xam ni seen perspective mi gën a jublu ci xeex ak nguur gi fi nekk. xam nga kon man ak kooku bëgg ko la jëriñoo. waaw man ak kooku dinañ xaw a wutee gisin. mais moom droit am la kii def loolu ci wàllu politique droit am la mais man plateforme yi bi ma bokk pour man du loolu moo doon objectif bi. kon foofu il faut ñu nangu ko. kooku tamit assumer loolu ki nga xam ne dafa bëgg jaar fii xeex Macky Sall xeex gouvernement bi wala xeex Aliou Sall et cetera mu assumer ko mais man. assumer wu ma loolu parce que du sama jubluwaay su doon sama jubluwaay dama koy assumer. dugg ci parti politique yi et cetera. def loolu. très bien kon loolu moo ci doon sama mbir. affaire marche bi foofu tam am naa fa divergence effectivement wax naa ko tamit ci biir à l'interne ñu discuter bu baax ma ne leen il faut que ñu nekk ay légaliste te loolu tam am na fu ma ko tegoon fi ma ko tegoon mooy que ni lii ñuy yëkkati dafa complexe ba nga xam ni il faut que ñu fexe ba opinion bi am perception bu baax ci ñun. te lii ma lay wax wéetuma ci woon mais xam nga comme dañuy wax affaire majorité mais am na ñeneen ñu may déglu fii ay kàngfoore ay nit yoo xam ne jox naa leen cër trop ay cadre de haut cadre yu ay sénégalais. yoo xam ne ba ma waxee loolu ànd nañ ci ne d'accord nañu moytu lépp loo xam ne day tax ñu ne dañuy provoquer gouvernement bi wala opposition mooy xeex gouvernement bi. nañu moytu tam lépp loo xam ne day tax ñu ne dañuy yëkkati fitna ci réew mi. loolu ba ñu ko discuter ñu bëri dañ ñëwaat d'accord ci lañ waxoon. ci marché yëpp ni bu kenn ñëw sax ak identité parti politique xoolal drapeau sénégalais ak tenue de ville loolu yëpp man bokk naa si ñu doon insisté ci loolu au départ am na ñu doon bañ mais après ñu gis ne kenn loolu pour perception opinion publique bi moo tax ma ne leen préfet bu xasee ba tere nañu bàyyi parce que jusqu'au dernier moment préfet bi waxul woon dara ma ne en tout cas kon nañ dem def li ñuy def su préfet ñëwee indi kayit nag daal ne bàyyi leen ko kon bu boobaa waxtaan nañ ci tuuti ma ne ko boobaa nañu bàyyi am na ñoo xam ne li ñu wax mooy non constitution bi moo may droit marche ànduma ci parce que même bu fekkee constitution parce que même bu fekkee constitution may na droit marche ñëpp xam nañu dafa am réglementation. mais lu ko jiitu procureur de la république ci boppam. moom daal dinay génn wax ne képp koo xamante ne nii bëgg nga mu leer. te nga am loo xamante ne mën nga dimbali pour mu leer. ubbil nañ la bunti division des investigations criminelles bi nga xam ne tàmbali naa liggéey bi. waaw ndax loolu bi ngeen ko déggee newu leen kon kat combat bi fu mu nekk nii nekkatul ci mbedd mi. voilà gis nga question boobu nga posé c'est heureusement nga posé ko parce que yooyu bokk na justement li tax ma dem ba xat ci plateforme bi mooy daa am question yu am solo yu mel noonu yoo xam ni taxawuñu waxtaan ban stratégie. parce que kay ànd ñu leeral. boo koy tënk loolu mooy li procureur. voilà par exemple man sama position. et que peut-être doon position ñeneen ñi. moo doon pour man loolu wax naa ko ci benn journal ci suba L'Obs ma ne c'était une bonne dynamique. mais ñi ma bokkal plateforme bi su fekkee ñoom gisewuñ ko noonu mënuma ci dara. mais man dama waxoon mooy lu mel noonu lañ ko évaluer. toog jël temps comme justice xas na ba ci dugal loxoom te gouvernement bu njëkk ba sax dafa bañoon loolu ma ne leen kon avancé am na. léegi nag comme justice am na. léegi nag li ñu war a def préparer document yu baax dégg nga. yóbbu ko fa extra mais am na ñoo xam ni gisewuñ ko noonu am na ñoo xam dañu ne lii ay naxaate la. xam nga man ki jàpp ne justice bi day naxaate ak ki jàppul ne dañuy naxaate ñaar ñooñu pour ñu dem fu sori du yàgg. du yomb. kon ñu ne nañ comprendre problème boobu. Baba Ndiaye. Khalifa imam man dama doon laajte parce que wax nga ni donte sa combat la mais dañ la woo pour nga ñëw nga bokk ci. n'est-ce pas. ci kàddu itam wax nga ñaari mbir mooy ni. ci gàttal bëgguloo daanaka bokk ak langue ak woy politique yi ci gàttal bi ci des tamit mooy manque d'organisation bi nga xamante ni wax nga ko ak ñi nga sekkal plateforme bi man ma bëggoon laaj est-ce que imam bi ñu la woowee ñoom pour nga ñëw nga bokk ci plateforme bi li tax tamit sa génn mu gaaw lool est-ce que xalaatoon nga bu yaatu boo ci duggee lii comme nii kat war na la ci mën a fekk wala du la ci fekk c'est-à-dire est-ce que xalaat bi war dëgg laataa nga ciy dugg am na ci parce que nag boo xoolee ni mu juddoo ak yow ni nga ciy génnee dafa gaaw wala da nga dem ba ci biir nga ragal wala boog nga xaw a tiit ci mbir yi fu mu jëm nga rocceeku wala ñu xupp la waaw wala ñu xupp la wala sax ñu neexal la wala ñu neexal la waaw loolu yëpp mu ngi ci waaw loolu yëpp mën nañu nekk yëfu nit la rek nit laa rek c'est-à-dire lii dal nit ñëpp du jomm mu dal ma daal kon amul benn problème ci côté boobu mais am na fenn rek fu may wax li nga wax ne bañ a bokk ak wujjee politique bi boo seetee ba seet loolu du woon sama problème que ni posé wu ma problème que waa wujje politique bi ñëw bokk ci plateforme bi même s'il est vrai que au départ bi may ñëw aw ma woon gisin ne ñooñu dañ ciy bokk mais bi ma ñëwee pour man
en tout cas ce qui est sûr c'est que sama intention de départ sama yéene ci départ ba mooy que ni mbir mi mbiru citoyen la c'est-à-dire société civile. Donc association société civile yi rek ñooy ñëw moo xam ay ONG wala ay association mais bi ma ñëwee toog ci biir waxtaan bi la loolu feeñ ne nañ ko yaatal parti politique yi parce que ci réew mi lañ bokk ma ne ci principe bi effectivement amul problème parce que parti politique tam affaire réew mi la ñuy xeex. parce que même ñi def parti politique ak yenn association ku nekk si ñoom dafa am pàcc boo jàpp ne yaa ngi fay aar réew mi. aar li ñu bokk. donc amul problème mais xam nga yu mel noonu waxtaanu groupe la ni ñu koy waxtaan mais ci biir ñi may déglu te bokk aar wala ñeneen ci biir sama waxtaan ak ñoom dem nañ ba nga xam ne ñoom xam nañu ne insisté naa sax pour wax ne parti politique yëpp nañ leen wan ne am nañ fi cër. comprendre ngeen li mu bëgg a wax. tigi waaw parti politique yëpp jarul xam nañ li mu bëgg a wax. ñëpp nañ leen woo am nañ fi cër. kon je vais être plus précis y compris. ba ci waa APR. ba ci APR Benno Bokk Yaakaar. nañ leen def lève inflation ñu ñëw. loolu wax naa ko man. donc gêné moo woon le fait que parti politique mais parti politique yëpp ñëw. par contre ça me gênait que mu rek ay parti politique opposition kese nekk ci plateforme parce que perception opinion bi. day wax ne kon opposition la te nee naa leen gouvernement bi tam mi ngi communiquer ci côté boobu. nañ ci bàyyi xel gouvernement mi ngi wane noonu li ay opposants frustrés ñoo ñuy xeex ma ne leen il faut tenir compte de ça ba tey li ma la wax encore am na ñoo xam ne ba tey gisuñu loolu. mais trop prudent et cetera. donc dafa mel ni quelque part yaa ngi xaw a conforter loolu ci loolu nguur gi di communiquer yaa ngi koy conforter. bon je me dis que aar lu ñu bokk ba ma fay bokk. waaw loolu laa doon ragal mu dal ñu. mu dal leen nga génn. mais bon. wala mu leen doon yoot bokk. voilà mi ngi ñu doon yoot. may jéem a anticiper ci côté boobu naan leen nañu moytu lépp lu kii mais am na ñeneen ñoo xam ni dañ jàppoon ne bon je suis trop prudent non mais imam xoolal et cetera bon yu mel noonu affaire groupe. en plus ñenn ñi tam ay xale lañ quoi qu'on dise amuñu boobu expérience mais am nañu fit. alors imam xam nga sax war nañu waxu citoyenneté. mais Khalifa sabab bi vraiment bëgg nañ mu leeral. est-ce que tontu naa ci laaj bi yëpp sabab bi c'est-à-dire lan moo tax mu génn ca parce que c'est vrai que wax na lépp lu nga xamante ni mais est-ce que amul lu nekk ci ginnaaw ba tax mu mën a génn. waaw li ngeen wax xub beeg yooyu. waaw voilà maa ngi ci doon waaj a ñëw. bon loolu ngeen wax loolu képp koo xam ni yaa ngi yëngatu ci politique ci citoyenneté ci leneen lu mën a doon même ci quartier bi fii wala lu mën a doon. amul benn nit par définition buy échapper pression wala xupp wala dara parce que société mooy doxee noonu. moo tax ma ne la même ba ci quartier bi tey quartier bi fi sax boo fi woote woon léegi setal sax problème am di nga gis kenn ku ne dafa bëgg xaalis. am na loo si vivre. dafa bëgg président woo ko dafa xaritoog maire. mais yow personnellement bari bu dul rek lii. par exemple nee naa la aar li ñu bokk dañ maa fekk. ci loolu mais si cas précis bi ndax am na loo si vivre si expérience yu mel noonu. waaw comme ban. lu bëri am na ñu ma woo di ma wax ne bul dugg ci lii ñii dañuy mbubboo société civile mais réew mi tax leen a jóg am na ñoo xam ni dañ ma woo ne ma attention état dafa am doole suñ la jógalee fii nga am problème. te am na ñoo xam dañ ma ne yow dañ la bëgg trop dañ la yërëm suñu imam nga vraiment bëgguñu gars yi la jël te ñii dañu am doole et cetera am na ñoo xam ne donc dañ ma ko wax comme genre protège-toi contre le gouvernement ils ont l'appareil suñ la jógalee di nga sonn. am na ñeneen ñoo xam dañ ma wan ni non problème bi sax mooy ñooñu nga nekkal boo leen xamoon dëgg. doo nekk ak ñoom parce que ñoom sa objectif bokkul ak ñoom am na donc. donc dafa mel ni su ma la déggee ñooñu ñi mujj wax ñoo la yay. ñi mujj wax lan. ñi mujj wax ni ñooñu bokk leen objectif dañ la yay. mais ñooñu taxuñ ma jël sama position. mais yay nañ la quand même mais ñooñu ñëpp laa déglu c'est-à-dire ñi ma woo ne ma moytul état bi. est-ce que le temps leur a donné bàyyi naa leen xel ñi ma woo ne ma affaire objectif bàyyi naa leen xel. est-ce que ce sentiment le temps leur a donné raison ou pas. mais c'est ce sentiment. mais il faut pas ñu fàtte tamit Khalifa que ni aar li ñu bokk ça fait juste 3 semaines donc c'est trop tôt pour déjà wax ni échoué nañ wala egg nañ. non xam nga y a des faits xam nga y a des faits. ba bi ma fay jógee laa mën a wax. mais faits yi laay wax ba bi ma fay jógee mais man loolu rek laay wax. ba bi ma fay jógee wax naa la ni. jubluwaay yi laa àndul ak ñoom gis naa ni pour man ñu ngi wàcc ci jubluwaay. loolu wax naa ko donc yaay am na. bu fekkee yaay nga ko tuddee est-ce que yaay nañ ma bon bu la neexee nga waxee ko noonu mais. ba bi nga jël parce que loolu moo dicté sa décision un peu. imam génnoo si sa teyaay bakkan. comment yaakaaruma ko de. génnoo si sa teyaay bakkan. comme dafa neex ni rek ci bànneexu bakkan nii bon génnuma sama teeyaayu bakkan. ça dépend xam nga wolof aussi dafa xóot. mais li ma bëgg a wax mooy librement. maanaam génnoo rek si Mali foro je pense loolu moo gën a approprié. bon lan mooy Mali foro si dara si neen. am na lu ko waral nga génn ba fi ma toll nii. oui. mag mu day ni man.
ak parcours bi ma am expérience bi ma am comme ni ma leen wax dama ne aar li ñu bokk dañ ma fekk ci lii tigi man gis nañ fi ci réew mi ay questions yu sensible muy politique muy social ba ci diine ma dugg ci ne ci duut baaraam loo xam ne yombul kon aar li ñu bokk aw ma lu ma leen di prouver man tigi ak war a ñu may war a ne kii peut-être lii tax moo tax mu génn côté boobu moom laay wax mais li tax ma génn dama ni dama ko teg ci jàngat mooy lii lañ waxoon ni fii lañ jëm nii lañ war a defee ma gis ne fii ñu jëm ñu ngi koy bëgg a bàyyi di jëm feneen foo xam ne mënu ma sax xam fan la parce que xam nga boo xasee ba wàcc moom di jëm feneen mënu ma xam fan la parce que chaque jour bu ñu defee réunion mën nañ wax ne léegi lii lañ war a def yow xam nga affaire réunion d'accord nañ ko def bon ma gis ne loolu mi ngi bëgg a ëppi loxo te gisuma ni daal am na lu ko téye contrôler ko beneen bi mooy méthodologie comme ni ma wax léegi même bu préfet bi tere dañuy dem pour man loolu laa jàngat wax ko nag waxaat ko majorité bi ànduñu ak man ci loolu man gis ne mënuma assumer. c'est que imam di ànd encore li ngay wax nii la moo tax muy jur njàqare mën na jur njàqare si ñaari wàll mën na jur njàqare ci sénégalais yi nga xamante ne bi aar li ñu bokk juddoo dañ si am mbégte am si yaakaar mën na jur njàqare si ñi nga xamante ni eh bien ragal nañu li ñu fiy junj di wax malédiction du pétrole nar a am ndax aar li ñu bokk seen jëmuwaay bi bu ñu ko teggiwulee mën a doon luy taalum réew ndax aar li ñu bokk wares na koo yaakaar gannaaw bi ñu nemmeekoo ni si bu ñu sukkandikoo ci li nga wax askan wi tigi ak mu leer tigi du leen yitteel du leen jiital bokk ci li leen yitteel xam nga pour man waruñu nii ragal mbir mi nii wax yaakaar tas na teel na parce que nee naa la aar lu ñu bokk ça fait 3 semaines quand même histoire du Sénégal ak avenir du Sénégal ça ne se détermine pas juste ci non seulement ci benn kuréel rek bu ñu tuddee aar lu ñu bokk wala tamit ci benn jamono wala tam rek ci benn question muy question pétrole donc pour man question bi ëpp na loolu gën na yaatu loolu li ñu bokk yëpp tam ci réew mi du rek affaire pétrole ak gaz kon affaire bi man gisin boobu laa ko amee donc ci long terme bi ak tamit de façon li concerne réew mi yëpp ak tamit que ni du rek benn plateforme moo yore avenir du Sénégal yeneen parti politique ñu ngi jouer seen rôle tey jii ma wax la benn affaire Khalifa ma wax leen mais tey jii su ñuy wax affaire pétrole bi yëpp nii mais du li ñu tuddee tey aar li ñu bokk du ñoom dañoo ñëw pour organiser wu pour affaire bi leer mais ñi ko fi njëkk taxaw di wax ñi ci bëri parti politique lañ bokk ñeneen ñi nekk forum civil nekk ay sénégalais kon ñooñu ay jàmbaar lañu imam xam nga du ma d'accord ak yow kon nag xam nga du ma d'accord ak yow parce que si bu fekkante ni li ma wax nii muy ñaari préoccupation yi ñu wax ci sénégalais yi bu fekkente ne yow partagé nga ko du ma d'accord ak li stop parce que wenn beel taal nab daay benn étincelle sax taal nab daay donc waruñu ko xeeb donc boo nee avenir u Sénégal tënkuwul ci loolu bu fekkente ne ni am na kenn rek ku si njort mu doon luy taalum réew foog naa ni warees na see jóg non xanaa peut-être on se comprend pas dama ne la avenir u Sénégal oui dépendrul rek ci pétrole ak gaz dépendrul rek ci aar li ñu bokk lu ñu war a def dépendrul rek ci diw ak diw et cetera dafa dépendre ci réew mi yëpp toog waxtaan léegi nag benn tentative mën na échouer mais am na fi yeneen tentative société civile yu fi échoué amoon na fi lu fi xewoon temps Ablaye Wade yoo xam ne mujj nañ dem ba gis nangam am na ñu ci bokkoon sax après mujj dem léegi ci nguur gi ñi ngi mere leen et cetera mais terewul Sénégal day dox di dem loolu laa bëgg a wax kon nag lii man amoon naa ci njot mais ragaloo si fitna parce que apparemment tëñëx yi moo am ci biir aar li ñu bokk ci li nga wax ragal naa ko si tëñëx yi waaw ragal naa ci fitna boo xam ne pour man jaru ko parce que pour man mbir mi li mu laaj mën nañ ko jàngat teg ko te fitna du am tëñëx bi nag sama gisin la mais xëy na ñoom boo leen laajee dañ jàpp ne waa Sénégal li leen yitteel mooy jàmm ak salaam ak mu leer bu fekkente ne nii kon tëñëx daf ci am si suñu yëfi boppa sant ñu ko kenn mu tëñëxi ngir yàqal ñu. bu ñu déggee imam muy wax Khalifa dafa mel ni aar lu ñu bokk jamono ñoom fu ñu ne jamono ñuy xamuñu seen objectif lan la dañoo réer ci seen biir. tigi loolu kay la wax. bon li ba ma fay jógee. waaw dama gis ne mi ngi dem ci anam boo xam ne gaaw na. te tënkuñ ko. ci lu leer moo tax ma wax ne dama insisté woon ci affaire objectif yi léegi nag ba ma fay jógee laa mën a wax. ba ma fay jógee lii ma la wax nii am na ñeneen ñu ci àndoon ak man ba ma fay jógee tamit li ma xam mooy ne am na ñoo xam ni ñi ngi doon insister pour que rapidement ñu toog wax lu ñuy wax réflexion stratégique. la mooy sa gis-gis imam. est-ce que loolu dana sotti ak nu muy demee loolu xaw ma ko ginnaaw bi Jamra bi nga génnee Jamra daf ko jaral mu bind bataaxal
pour leeral ni donte yow dem nga ñoom ba nëgë ñu ngi dëggal seenu des foofu la ci biir te it ñu ngi leeral ni yow sax yaa leen fa yóbbu donc mel na ni kon ay membres fondateurs ngeen donc yow nan nga jàngatee la mooy sa sentiment ginnaaw bi nga demee Jamra ne dem na waaye ñun ñu ngi fi ba tey comme genre li ma bëgg a njëkk a leer rek mooy que man du ma membre Jamra. je sais bien. kon Jamra seen décision dañ koy jël de façon libre. du ma dem seen. mais maanaam li mu leen jaral ñu bind bataaxal xam nga mbir ku ci bokk ba bokk ci bokkatu ci. waaw waaye Baba Ndiaye génn si yow ma ne Khalifa Baba génn na de waaye man ba tey maa ngi fi. xam nga loolu tamit loolu xëy na moom. loolu dafay wane également yow. gëdd gi nga amoon peut-être ci biir maanaam dafay wane ni perte am na. dafay wane ni nàcc am na fu mu amee. léegi ma wax ne Jamra nu mu duggee. ma wax la nu mu duggee insignifiant woon. ma wax xëy na bu leen jaral bind bataaxal. waaw ma wax la Jamra nu mu duggee. waaw bi ñu defee réunion ci biir dañuy wax il faut que ñu jéem a fexe ba ñëpp ñëw. ci plateforme bi que mu nekk lu am doole man bokk naa si toujours ñu doon wax loolu. pour que opinion bi gën a xam léegi nag ci biir loolu noonu. ku nekk commencé di wax association tel ne dafa bëgg a ñëw et cetera mais man Mame Matar ci boppam moo ma wool boppam mais man sax contacté wu ma ko ne ma gis naa ni yaa ngi yëngatu foofu kontaan naa ci trop ni nga fay yëngatoo tam wóolu naa la léegi nag su fekkee mën nañu bokk ñun en tant que Jamra nga wax ma ko ma contacté kon noonu la fa duggee kon gën naa leer voilà mu ngoog non suñu waxee rek mu leer léegi noonu la fa duggee léegi nag bataaxal bi ñu génnee wax dëgg yàlla mënuma xam lu tax ñu génne ko ñoom ngeen ko war a laaj mais xam naa ni daal man gêné wu ma parce que ñoom wane nañu ne ci man lañ jaar ba dugg fa mais en même temps wane nañ seen liberté par rapport ak man te au contraire loolu daf may rassuré parce que sinon tamit suñu génnaatoon tam dañuy wax ne imaam a leen indi dem na ak ay boolam ak ay bagage am kon tamit ñoom ñu toog fa di liggéey baax na tant que ñoom ñu ngi jàpp ne li aar di liggéey dëppoo na ak ñoom li ñu gis baax na Khalifa Imam Makhtar Kanté du moom rek moo nekk imam bi nga xam ne dugg na ci wàllum xeexal wàllum citoyenneté amoon na ay imam yoo xamante ne jógoon nañu yu ci mel ni yi nekk ca Guédiawaye di xeexal wàllum citoyenneté ñoom par la suite ñu accuser leen ne dañoo retourner seen veste est-ce que yow en tant que imam di xeexal aussi wàllum citoyenneté comme ñoom ni ñu doon xeexee doo craindre loolu askan wi teg ko ci sa kaw aussi bon ñi wax ne noonu retourné nañ seen veste ñoom ñoo war a prouver li ñu wax man du ma enquêteur du ma journaliste ba koy wax sama bopp rek laa mën a engagé nee naa daal lépp lu mën a dal nit rek mën na maa dal man ci lu rafet ak lu ñaaw parce que nit dong la yal na yàlla dolli sutura waaw koy kon nag li may ñaan sutura su ko defee nag ëllëg su ngeen déggee ne def naa lu ñaaw wala wax naa lu ñaaw wala juum naa ngeen xam ne nit la rek moo juum su ngeen déggee nag wax naa lu rafet def lu rafet ngeen ne nañ ko ñaanal mi ngi ci lu baax noonu rek laa ko mën a gisee léegi nag fi ma toll nii laa xam ne li ma dogu def mooy que ni njëriñu réew mi ci lay taxaw te waxaat naa ko encore loolu xaaruma aar li nu bokk pour def ko te aar li nu bokk wóoluma ci loolu moo tax ñu woo suñ ma jàppee woon benn samba boy benn caaxaan duñ ma woo lii xew ëllëg na wax dëgg yàlla nañ ko bàyyi ak yàlla comme Aminata dafa dugg ci imaama bi ku nekk xam na ni jumaa ji ngay jiite ci point E cadre la pour wax ak citoyens yi jumaa ji doyatul lan moo la génne ci minbar gi waaw boo ñëwoon julli fa àjjuma bi passé nga gis xutba bi ma def yëpp mi ngi jëm ci bonne gouvernance ci l'islam ma teg samay aaya teg aaya alquran say aay yi nga tànn bokk voilà yi ma tànn waaw kay teg xadis yi joxe exemple Youssouf et cetera yooyu ñi ma miin nañ samay xutba yi ci wàll yooyu kon moo tax loolu moom yàgg naa ci léegi nag li tax mais est-ce que dañ toll situation de crise est-ce que da nga jàpp ne l'heure est grave ba nga génn xutba gi waaw ci biti waaw man toujours noonu la su élection yi jegee ma wax su fitna amee ci réew mi ma wax léeg-léeg ma jël ñeenti point par exemple faat bakkan yi violé ay jigéen extra ma boole ko def ko xutba ñëpp xamee nañ ma loolu am na kenn ki suñu doyen yi foofu na il m'appelle l'imam contemporain ñi naan ma ay l'imam citoyen donc nit ñi miin nañ loolu ci man donc moo tax bi pas ci loolu laa def xutba bi ñu waxee dañuy dem rassemblement man leen man du ma dem mais dinaa def suma xutba ci loolu léegi kon li tax parce que effectivement tey xalifa jullit yi ñoom ñooy ñëw julli àjjuma mais am na ñoo xam ni xutba mën na am fekk ñu ngi feebar wala ñu tukki wala dégguñ ko parce que tey jii foofu quelques centaines de personnes quand même ñooy julli si
même bu fekkee léegi la récemment rek la ñu commencé di ko mën a partager ñëpp di ko déglu mais quand même am na loo xam ne terrain citoyen bi ci boppam foofu ngay dem fekk fa nit ñi di wax ak ñoom te ñooñu pas forcément que dañ lay fekk si yow sa jumaa wala sa daara te léegi yéen bi sallallahu alayhi wasallam mooy sama modèle ah te wax nga sax mën nga wax ne moom synthèse u yonent yëpp la mais nañ ma jox exemple benn yonent rek boo xam ni këram la toogoon ak jàkkam amul fu ñu doon dem ci nit ñi tigi ah yonent yàlla soxla day dem ci marché yi ne leen bàyyi leen fraude Luut dem ci nit ñi ne leen bàyyi leen affaire u nangam yéen bi sax da doon dem ci marché yi di defar lu fii di wax da leen solidaire fekk na benn waay buy jaar tàndarma bu rafet ci kaw bàyyi lu nëbb li ci suuf yonent bu dugal loxoom ci biir comme autorité ne ko pourquoi ngay nëbb lu kii ni mu ne ko man ghashana fa laysa minna ku ñuy nax bokkoo ci ñun loolu kon dafa def benn contrôle pour protéger les consommateurs ba pare jox ko solution kon loolu mooy sama modèle Oui. kon kenn mënu ma yedd ci loolu moo tax man oustaz yi mel noonu yéen saa yi ñu affaire politique bi su ma commencé wax yu mel noonu ñu ne wax nga dëgg oustaz non moom kay non xanaa dañ comprendre parce que baatu politique moo yàqu si réew mi waaw kay peut-être loolu parce que yonent bi mooy premier politicien de l'histoire kon Khalifa pour tënk dama naan Oui. bien sûr dama naan yéen sa salam mais la cité état de Médine mais la fa nekk yëpp moo ko fa defar tigi ah moo assainir le cadre de vie émergence gis nga Médine gis nga Médine c'était un cadre de vie boo xam ni feebar rek la woon Tigi. moom moo ñëw def assainir ko moom moo fa créer une convention d'entente entre les différentes religions moo fa créer ay patrouilles de sécurité à partir de Takusaan doon na ci waxtaan ci émission Ouais, Iftar bi tout à fait. donc loolu c'est un modèle d'implication de guide religieux et politique en même temps pouvoir temporel Absolument. léegi ma wax ni li ma dugal ci affaire pétrole bi mooy li ma dugal rek ci yeneen question citoyenne yu am solo yu fi nekk mooy donc mon devoir en tant que guide religieux musulman conscient n'est-ce pas ma xam ni c'est un devoir islamique ak tamit un devoir citoyen donc ñaar yooyu moo ma ci dugal oui mais Baba vas-y waaw Khalifa est-ce que kon du ñu génn léegi ci aar lu ñu bokk. parce que dama bëggoon tamit comme wax nga ko sànq par rapport ak imam bi bala ngay génn dafa am benn point bu am importance boo xamante ne nii man bëggoon naa ko laaj. Oui. mooy li nga xamante ne nii moom moo jëm moom Imam Kanté ci anam yi nga xamante ne nii noonu yi lay yëngoo ci mbirum politique bi ak ci politique dans le sens noble du terme. ak ci mbirum imam waaye mën nga jàll ci sa laaj après ginnaaw gi ñu ñëwaat. parce que fi ma bëggoon imam ñu ñëw mooy seen xutba yi. parce que comme Khalifa sànq introduire na ko par rapport ak li tax nga génn peut-être xutba bi yamatul rek léegi ci jàkk ji wala ci jumaa ji. mais dañu gis léegi souvent imam yi wala boog ñenn ci imam yi dañ leen di joxoñ baaraam ni. c'est-à-dire xutbaatunu wala boog xutba yi léegi. ay règlement de compte la. wala seen préoccupation personnelle lañ ciy wax. alors yow nga nekk imam est-ce que jot nga dégg loolu muy benn. mais également nan nga jàngatee ñi nga xamante ne ñu ngi def loolu ñu jund ci minbar bi wala ci jumaa yi wala ci jàkk yi de façon générale. waaw dégg naa ko effectivement problème la bu imam yi waxee ci mbiru li ñu tuddee politique maanaam man ni ma ko tuddee mooy gox bi ni muy doxee ak réew mi ni muy doxee ak sax àddina bi. samay xutba léeg-léeg ma laal Trump daal ne décision bi mu jël en faveur d'Israël jaaduwul kon tamit loolu yëpp la ñuy laal islam lu universel la fu justice nekk islam ma nga fa fu lu jaadu nekk islam ma nga fa fa lu rafet nekk islam ma nga fa kon loolu dama koy dégg kon imam seen problème bi ñu am fi nekk ni ak opinion bi ak tamit opinion bi tam problème bi ñu am mooy ni su imam bi waxee ci lu gox bi di dox ñu ne way day politique na yem ci affaire julleeg woor bu yemee ci affaire julleeg woor ñu ne imam boo xam ne ay julli woor rek nit ñaa ngi rayante waxul dara bon mës nga ma si nettali benn anecdote bu ma neex sax kon nag voilà kon nag mu ngoog kon nag imam yi seen bopp am nañ problème ci côté boobu ak opinion bi mais en fait équilibre bi en réalité mooy imam bi na wax lépp lu l'islam wax rek bu julli jotee ni ñu waxee war a julli nit ñi soxla ñu xamal leen ko bu soxla ñu wax leen mariage mooy lan xamal leen ko bu soxlaa tamit ñu wax loo xam ne day defar gox bi ñu wax leen ko comme ni ma la ko waxee yonent yi kenn tooguloon ci sa jàkk sa kër dañ doon dox ci biir société kon dégg naa ko léegi nag c'est vrai que attention loolu firiwul imam ngay wax ci dossier boo maîtriser wul ci turu damay wax luy dox ci gox bi nga defee nga wax sànni buñ ne la woon léegi lan mooy contrat pétrolier xamoo ci dara ba pare nga taxaw fa naan waaw luubal nañ contrat yi nañ ragal yàlla bu ñu ne woon luy contrat sax doo xam lan la. tigi kon nag loolu ñu def attention parce que luubal nañu
tamit affirmation. est-ce que am nga preuve ne luubal nañu. affirmation la. mën nga wax ni nee nañu luubal nañu bu fekkente ne nii nañu def attention. waaw loolu sax mooy tane. waaw kay par exemple xoolal j'ai beaucoup aimé le communiqué de la Ligue des prédicateurs imams. man ak Cheikh Tidiane si bu aar ñoom ñoo ñu woo. c'est déjà intéressant c'est-à-dire que voilà des prédicateurs et des imams en général ñoom xam nga yooyu duñ ci wax. mais ñoom ñoo ñu woo. ne ñu kaay leen wax ñu lu xew. ça c'est très important. mais bañ fa demee ba expliquer leen. communiqué bi ñu génnee c'est intéressant dañu ne déglu nañ ñëpp danañ déglu ñeneen ak ñeneen. ak tamit nguur gi. et cetera léegi nag ñun li ñu bëgg. mooy que affaire bi mu leer ba ñu xam lu xew. très bien loolu c'est important Imam Kanté moom mooy ganuk conférence de presse ci iRadio ñuy waxtaane tey lépp lu jëm ci mbirum dossier pétrole bi ak affaire li ñu woowee affaire Aliou Sall ak ki nga xamante ni moom mooy BBC loolu ginnaaw coolule Imam man li ma jàng lu bari ci iftaar bi mën na ma permettre ma wax ne yaa ngi ci sa rôle parce que bokk na ci ne Imam war na xool ana lan mooy toogaay ak nekkinu ñi nga xamante ni ñoo ko séq wala ñoo séq fu muy jiite ci rayon 40 maisons bu ñu ko xaymaa wër si ndeyjoor si kanam ci ginnaaw ak ci càmmoñ. waaw ñun ñëpp ay dëkk. waaw kon mu mel ni tey Imam bu génnul si mbedd mi sax seeti doomu aadama yi kon deful deful wareefam tigi li nga xamante ni moom la warloo ak imaamaa gi ngir ñu tëj chapitre bi li nga xamante ni moom laa ko bëggoon laaj parce que dama ko décelé ci biir waxtaan wi su ma juumee nga wax ma. ndax da ngay reprocher. waa aar li ñu bokk ñàkkub yar ñàkk discipline parce que dama koy sentir parce que boo gisee sa teewaay xëy na metti ba ñu si génne ay communiqué xëy na da nga doonoon koo xamante ni xëy na mën nga indi benn genre caution benn crédibilité. nga génn mu metti bañ si bind ay këyit. ndax c'est ce franc parler. ndax da nga gis ne foofu daal dafa manqué. ab yar ndax ku nekk xam na ni référence ci ay at ku la mag ci ay at mag la si am njàng nga rusee ko diine dafay doon sa référence. ndax loolu manqué na foofu la ca kii ca bërëb. gaañ bu garaaw go sa question yi moom dañuy doy waar mais comme ñëw ma fi pour éviter question. dama ciy tontu mën naa ne wax ne loolu am na ay diiru jamono. yoo xam ni dinaa ko yëg. ñàkkub yar. waaw mais mënuma wax tout le temps. mais am na ay moments yoo xam ni effectivement danaa wax am nit réagir noo xam ni ñeneen ñi toog sax dañ ko naan mais joxal cër imam. waaw loolu mu am na. waaw parce que maa ngi koy sant taxul nag sax waaw loolu sax du ba tey taxul par exemple ma bàyyi mais comme ni ma waxee rek bi ma demee ba gis ne peut-être objectif yi mais loolu tamit moom gaa nekkul woon lu yomb. xam nga lu tax parce que comme ni ma la ko waxee parce que dañ maa woo. xam nga déjà nit soo ko woowee ci nga ko war a cëral. te comme ni ma la waxee ñu bëri foofu noonu. mag naa leen ëpp leen parcours. même xale yi fa nekk. yaakaar ni seen jàng. may na leen yenn yi ñu bëri si ñoom jàpp ñu ne sax man sax tamit jàng naa. waaw kon yooyu yëpp dañ koy fàtte parce que damay dégg si ñoom ñoo xam ne dañu naan imaam da nga war a toog cëral ñu magal ñu kilifa nga mais wax bu rafet la mais ci biir jëf ji léeg-léeg ni ñuy waxee ak ni ñuy defee ak yow du ñëpp de yëg naa fa ne loolu des na. waaw conférence de presse jërëjëf ma ànd ak. Baba Ndiaye niki noonu it ak sama jigéen di Aminata Ndong ñu daal di dalal tey imam Mouhamadou Makhtar Kanté di ab bindkat waaye tamit amum njàng ak xam-xam ci wàllug environnement niki noonu tamit ci wàllug économique dimbalante tey ñu waxtaanee mbirum pétrole bi rawatina coow yi nga xamante ne ni daal dina ci juux gannaaw reportage bu BBC gàkkal Aliou Sall. di njiitul caisse de dépôt et de consignation te it di rakk ci njiitu réew mi Imam Kanté ñu am mbégte dellusiwaat ak yow li nga xamante ni xëy na moom la ñu bëgg a tëjee chapitre bi laa la bëgg a laaj waaye damay bàyyi rek samay naataango bu fekkente ne nii am na lu ñu waroon mottali ci laaj laataa ñu dugg si ñaareelu xaaj bu mujj bi ma bàyyi ko ak ñoom Baba Ndiaye. waaw Khalifa imam man li ma bëggoon rek peut-être ñu ñëw ci wàllu woowu mooy. est-ce que aujourd'hui est-ce que tey jii nii yaakaar amati na ci aar lu nu bokk ngir moomelu askan wi mu leer nañ comme ni ñu ko bëggee. li ma mën a wax daal mooy ba ma fay jógee laa mën a wax mooy ni gis naa ni. su fekkoon ni ñuy doxalee ak jubluwaay yi ñu dëppoo woon noonu la ñuy def ñun yaakaaroon nañu ne askan bi mën nañ xam li tax ñu jóg
ñëpp jàpp ci mais nag foog naa dina nekk erreur muy aar lu nu bokk muy beneen pàcc bu mën a doon muy parti politique muy gouvernement bi muy opposition muy beneen parti bu mën a doon société civile jàngat bi ma ci am mooy ku yaakaar ne problème bi yow kese yaa koy régler juum nga parce que tey boo jëlee affaire pétrole bi ak ressources naturelles gouvernement bi am na ci rôle am moom moo signé contrat yi ba fi nekk ni am na loo xam ne moom rek ko ci xam justice bi am na ci rôle am ñu ngi nii di enquête parti politique yi ku nekk la nga ci xam yaa ngi ko ciy wax mais ku nekk si ñoom tamit léeg-léeg nga reconnaître ne moom fii moom falaa ci yem parce que maîtriser wu ma nangam ñii naan BBC moo am lu mu ci xam moo xam disque dur Frank Timis aar lu ñu bokk tam am na lu ñu ci xam rek ak lu ñu ci xamul moo tax tey bi tam baax na ci kon fi mu nekk nii lii pencoo la war a doon wóolonte teg ko fi lu leer waxtaane te respecté charte réew mi pour bañ a fitna parce que su fekkee ni ku nekk da nga ne ni ma bëggee mu leeree noonu lay leere bu keneen ne bëgguma mu leeree noonu fu ñuy mujje yëkkati ay cours tojante ay bopp te boobaa nag tojante bopp boobu dañuy nekk tojante bopp nag pétrole boobu ñuy wax ñun ñëpp koy ñàkkandoo parce que boobaa dinañ tàlle leen xam nga lu ñuy def kon ONU mooy ñëw def ñu benn genre xaw ma lan daal nu ñu ko tuddee noonu placé ñu ay casque bleu ne ñu ngi rayante seen biir ONU rek ngay wax borom karawaat daañu ñëw tamit ak seen i malet ñëw mu ngoo jël suñu yëf kon nag je crois que erreur la déjà manque d'humilité erreur la manque d'humilité mooy man la maay askan bi maay réglé Aminata ëpp naa def kon fi nekk nii man li ma mën a conseiller sama bopp di ko conseiller parti politique di ko conseiller gouvernement bi di ko conseiller aar li ñu bokk ñëpp mooy que ñu xam ni yëfu réew mi la ku nekk nag jaaree ko fi nga yaakaar ni moo gën ci réew mi mais bul ko jaaree rek fi nga yaakaar ni fi nga ko bëggee Aminata aar lu ñu bokk Imam seen objectif yaakaar nga ne dinañ ko atteindre niñ ko waxee maanaam aar li nga xam ne askanu Sénégal ñoom ñoo ko bokk ndax ñenn ñi dañoo jàpp ne xeex bi li waral mu demee nii tasaaroo niñ koy waxee ñiy féete nii ñiy def nii dem sax ba mbirum politique ñu xaw koo nemmeeku ci biir plateforme bi li ko waral di Alioune Sall lañ tudd di rakk ci njiitu réew mi Macky Sall bu nekkul woon Alioune Sall rakk la ci njiitu réew mi Macky Sall yaakaar nga ne xeex bi dina demee nii. mënuma ko xam wax dëgg yàlla parce que mënuma xam ndax bu doon loolu noonu lay demee parce que xam nga affaire politique ak société civile day soppeeku ba nga xam ni dafay dépendre tam ci ñi fa nekk gis nga du lu simple parce que même benn parti politique xoolal mën na am bëgg a doxalee nii benn association de société civile bëgg a doxalee nii mais ka koy jiite ca jamono yooyu bu dara xewee kooku rek mën na soppi lépp waaw moo tax affaire bu doy waar la mais ala kulli xaal li ma mën a wax ci wàll boobu te maa ngi koy bind fan yëpp di ko wax mooy que ni président Macky Sall gis naa ni def na erreur bu mag te du léegi laa ko wax ci bañ a tenir compte ci li fi xewoon diggante Wade ak njabootam loolu moom maa ngi koy maintenir ba tey et que effectivement tey jii xëy na bu dul woon ne frère am moom lañ tudd ci affaire Petro-Tim bi ak Abdoulaye Timbo nijaayam boobu kon xëy na affaire bi gën a woyof ci moom tey que ni mu diisee tey mu ngoog loolu laa bëggoon a wax ne question Aminata bi leneen la soulevé mooy fratrie bi donc président Macky Sall erreur de gouvernance frère am waaw je le dis mu ngi noonu donc Alimam am na tamit loo xamante ne ni juñu nga ko léegi lu am solo balaa ñoo jeexal ci pàcc bi mooy mbirum contrat yi ak complexité bi nga xamante ne moom moo si war a am nan nga jàppe ni moom lañ ko war a aborder bu fekkente ne bëgg nañ mu leer tigi voilà justement pour man yooyu laa tuddee question stratégique yi nga xam ni yëngal dara baax na trop te pour man justement société civile foofu la war a yem yëngal sensibiliser loolu mooy rôle société civile justement parce que société civile démarche citoyenne ce n'est pas daaneel nguur wala dem jëli nguur mais fan la war a leere parce que fexe ba nit ñi tey ñiy gëstu ki nga xamante ni moom moo génn di procureur ministère public bi mu génnee waaw daal di ne ubbi nañ enquête bi pour mbir mi leer ku am lu ñu mën a dimbali ngir niital ñu na nga ko indi ngir mu leer génn bi njëkk a am Ousmane Sonko li mu njëkk a wax mooy óoluwuñu ko ndax ministre procureur u Macky Sall moom moo wax kon mbir mi kon tey fan la war a leere bu fekkente ne ni yoon gàkkal nañu ko féetale ko nguur gi waaw mi ngi noonu ndax nar naa leer waaw loolu question la waaw justement yu mel noonu nag moo tax ndax on ne va pas suñuy wax à ne l'impasse waaw mi ngi noonu voilà impasse mooy sax impasse sax moo bu rafet la ci tubaab mooy fi ñu jëm mën nañ dem ba taxaw mais dama ragal li sax mën nañ jëm feneen foo xam ni sax ëpp na impasse mooy fitna carrément voilà parce que yu mel noonu nag tax na il faut que les gens soient plus responsables je pense que voilà et qu'on soit plus humble et que ñu gis ne question bi comme ni ma ko waxee léegi tojante bopp mënu koo régler et que donc woote tojante bopp c'est pas une bonne stratégie xam nga lu tax parce que suñu fii tojante bopp day nekk benn désordre général dans le pays. Alimam on n'aura plus de stabilité kenn du gouverner réew mi kon ki ëpp doole ëpp pexe
mooy imposer ñeneen ñi tamit wut doole pour fayu boobaa lan mooy xew xoolal géopolitique sous région bi moo tax may wax ne xale yi may bokkal ci groupe yi mel noonu su buñ ma jàppee ne benn imam la kii xëy na foofu la ñu jub mais boo xoolee analyse géopolitique région bi ni mu mel ni mu fragile yaakaar naa ni Sénégal bu yëngatoo ndax ñu ñàkk a xam nu ñuy régler affaire bi dañ ko war a régler gis nga li nga sartu réew mi moo wax ne dañu war a def transparence ci gestion ressources naturelles loolu c'est clair. da nga dugg foo xamante ne dafa mais nag am na noo koy doxee aussi mën nga fi indi leneen loo xam ni non seulement doo régler transparence bi ba pare créer beneen problème boo xam ne da nga koy bëgg a régler waat. fi nga dugg li tax moo am importance da nga tudd une question géopolitique. gis nga par exemple pays limitrophe par exemple Mali. te foo nee pétrole waxal géopolitique. mu nga xam nga Mali ku nekk xam na ni Mali la fa am jamono ji wala jamono yee. ndax jamono ji sax lépp ça découle de l'origine mooy li ñu xam. li waral ngànnaay ya tuuru fa yëpp li waral mu gën a nekk bërëb boo xamante ni fitna ak jihadiste dañ fa gën a lal. loolu lépp ku nekk boo ko xoolee fa mu sosoo soriwul Libye. te Libye ba ñu koy tas li ñu gëmloo woon doomu aadama yi dem nañ ba sa biir ñoom nasaraan si ko gëmloo woon doomu aadama yi ne woon nañu loolu kat du woon li am. kiñ ne woon dafay noot aw askanam. kiñ ne woon dafay fitnaal aw askanam ndekete mooy ki nga xamante ni moo doon xool luy naatal aw askanam. waaye la daan naatal aw askanam méngawul woon ak intérêt yi ña nga xamante ne ñoom ñooy nasaraan si. ba mu jur tey li mu jur si Mali ñu jox leen arme ñu daaneel nguur ga bañ ko daaneele ñooñu jóg daaneel nguur ga tey jii mënuñu régler problème bi. moo lay wan ni kon daaneel nguur mën na gën a yomb. defar réew. tigi mu ngoog. kon nag moo tax ma gis ne. affaire bi nañ ci def ndànk. parce que tey jii suñu nee justice bi mënu koo régler. ku koy régler. léegi ku koy régler. moo ma jaaxal. voilà kon ku koy régler. te boo nee justice mënu ko régler loolu mooy ne kon gouvernement bi nekk fii mënu koo régler parce que moom mooy nommé ministre de la justice. léegi nag kon da nga ko naan bàyyil sa loxo keneen ñëw yore justice bi. keneen kooku kan moo ko fi teg. dañuy defaat élection wala. kon du affaire bu simple. loolu laa bëgg a wax du affaire bu simple. léegi nag loolu moo tax yaakaar naa ni yàkkamti bi. ak en tout cas muy foncé rek. am na ay limites daal moo tax affaire réflexion stratégique boobu. réflexion stratégique citoyenne. baax na su ko defee ñu woo ñëpp. ñu ñëw toog waxtaanee ko ne ñoo bokk réew mi. su ko defee même ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañoo def faute wala ni ñu ko defee du noonu li wolof di wax rek mën nga leen cëral bañ leen humilier ba sax ñoom ñu d'accord ne là y a un problème qu'il faut corriger yooyu yëpp pour man gis naa ni war nañ ko exploiter te gisaguma ñu ni exploiter nañ ko mais bon loolu tam sama gisin la. guerre mondiale sax ci waxtaan la mujjee waaye Elimam li ma lay mujj laaj comme yow légaliste nga. ndax bi ngay dugg ci aar li nu bokk association la. collectif la ndax yow plateforme la ba tey ndax yow assuré wu nga ci mbooleem contour juridique yi nga xamante ne ni war na ci sos ab association cim réew ndax am ngeen ni këyit bi ngeen ko sosee nag ndax amoon na récépissé balaa nga see dugg. waaw loolu yëpp d'ailleurs pour man c'était ay questions yu ñu waroon di régler ndànk-ndànk parce que xam nga li ma jot a xam ci loi bi mooy lu mel noonu moom mën ngeen commencer di ko waxtaanee noonu rek après nag ngeen structurer ko déposer li ngeen war a déposer ba ma fay jóge eggaguñu woon ci étape boobu parce que ñu ngi doon wax dañu war a def assemblée générale am ñu ne noonu na nekk lu woyof donc loolu yëpp pour man moo tax ma gisoon ne nañ jël temps teg ko ndànk-ndànk ba mu leer et cetera ba ma fay jóge loolu gisaguma ko fa woon kon man dañ ma woo rek ci waxtaan yu njëkk yi ñu jox ko tur wut ay objectifs. commencé kon mooy li baaba doon junj léegi te odd ka bi nga see dugg xëy na njort bu rafet moom moo la xawoon def ay kiiraay. non du sax pour man ne def naa erreur ci dugg fa noonu comme ni ma la ko waxee en général. su may waxtaan ak juristes yu mel noonu en général am na yu bëri yoo xam dañ naan da nga koy commencé nii après nga kii ko nga légaliser ko voilà mais ce qui est sûr c'est que ni effectivement su ma fa toogaatoon tam ba ñu commencé def ay activités yu am solo. foog ñu wax ne lii nan lañ ko tuddee ak tam lan mooy yan këyit la am. loolu tam c'est important. parce que loolu tamit su amul. xam nga lu muy indi. mooy loolu mooy ni ëllëg comme li ñuy wax ci affaire marché bi. man dama ne loolu daf may tiital parce que dama ni ñi nekk ci pouvoir bi tey. ba ñu nekkee opposition bu leen préfet tere ñu ne non constitution moo ñu may marché. léegi ñoom tey xam nga ñoom ñoo nekk pouvoir tey léegi ñoom nee na nit ñi dañoo war a respecter réglementation préfet désordre boobu laay bañ ci réew mi. ëllëg ajjuma. moo tax man ëllëg ajjuma neen dañuy ginnaaw jur gi dañ koy dàbbaliwaat. waaw loolu loo si xam. ñi bëgg a dàbbali nañ dàbbali man mënuma tere kenn mu dàbbali mais sama xalaat daal mooy eggaguñu foo xam ne tey jar na. forcing confrontation ak confrontation force de l'ordre yi pour mën
question bi eggagul foofu parce que pour man question mi ngi évoluer positivement mooy nit ñaa ngi gën a xam lan la ci gën a intéressé wu kon affaire sensibilisation boobu pour man dañ koo tàmbali dong xaajagul egg pour man fi mu war a egg ci réew mi yëpp. xoolal par exemple dans les villes en dehors de Dakar ak dans la diaspora nañ gën a liggéey gën a mettre en place waxtaan bi donc pour man loolu dafa jël temps même bu jëlee 1 mois 2 mois diggante boobu dàqante mbedd yi fii ak policiers yi mëq fi ay lacrymogène toj fi ay bopp est-ce que jar na ko. man loolu mooy sama gis. nee nga dañ la fekk ci combat bi. dañ ma ci fekk moom. da nga si bokkoon ba bokkatoo ci. léegi noo ko fas yéene wéyalee aar li ñu bokk waaw léegi noo ko fas yéene am na benn wéyalee xale ci Facebook mu ne ma léegi imaam léegi nooy def noppal ci suñu yëf comme bokkatoo ci ma ne xoolal xale bu réew bi parce que xamul loolu la mais écoute mais quand même kon noppal ci seen aar ñoom la ñu bokk waaw ma ne ko xale nga tu as beaucoup à apprendre oui da ngay tey léegi la mooy si alternative man ba ma commencé xeex ci loolu xëy na moom sax juddóogul xale li wax tigi léegi lu si alternative léegi nooy wéyale combat bi man déjà samay dossier du rek pétrole bi oui mais combat bi comme dañ la xamoon ci aar ñu bokk benn waay nee na ma sax mais imam moi ce qui me gêne un peu avec vous c'est que j'ai l'impression que tout vous dérange vous tirez surtout quel est le problème man li ma ci tiré mooy que ni en tout cas les gens voient que je m'intéresse à presque tout et j'en suis fier tant que maa ngi am wér ak tal lu ma gis ne rek rafetul ci réew mi danaa ko wax même bu dee benn waay moo jéggi tali bi fii mbëkk benn xale bu ndaw sax dinaa ñëw ne ko boo ko waxul de ci li ma xam a xas néew nekk toog imam mais justement ala kulli xaal léegi lan mooy alternative bi waaw pour man gisuma beneen alternative lu dul san xaw ma ban la parce que du ma dicter kenn dara ne ma. non yow comme bokkatoo si aar li ñu bokk nooy def lu mu mën wéyal combat bi waaw loolu mooy question bi yow personnellement comme génn nga si loolu yi léegi looy def ñaar parce que leeragul waaw ñaar benn bi continuer di bind di sensibiliser di waxtaan ci xutba ci ay conférence ci ay panel am naa ci ay idées dellu fa nga ne woon daal waaw ak tamit gën a jegenteeg ay nit yoo xam ni suñu wóolante ba jàpp ne comme li nga wax léegi que légalement pour que suñu gisin ci mbir mi ñëpp a ko bokk aar benn tentative la rek moo tax ma ne humilité dafa baax très bien humilité waa aar dañuy nar a juum sama frère yi nekk foog sœurs yi bu ñu jàppee ne fi mu nekk nii problème bi ñoom ñoo koy régler erreur la parce que loolu mooy indi xaabaabal parce que da ngay jàpp ne man maa fi gën a baax ñeneen ñu bon lañ man maa bëgg lu baax ci réew mi ñeneen ñi bëgguñ fi lu baax et cetera erreur la léegi mais néew ma sax gaa loolu dafa ne damay wax rek pour ñu def attention ci erreur boobu parce que man nekkoon naa jeune comme ñoom nekk xale bokk ci ay mbir yoo xam ne yu mel noonu doon nañu dal léegi ma bañal leen lu mel noonu léegi nag mag loolu lay jëriñ voilà loolu lay jëriñ léegi nag su du xoolal je serai irresponsable ma toog bàyyi leen topp leen ci loolu wala toog ba ñu daanu jël ma daal non man aar j'ai toujours su que ni ils auront des problèmes loolu c'est pas sérieux ça manque de générosité et de truc léegi beneen bi mooy que su ma gisee ñoo xam ni jàpp nañu ne fi mu nekk liggéey bi toll na foo xam ni problème pétrole bi ak gaz bi ak yeneen problème ci réew mi je sais que maa ngi koy lister actuellement il y a beaucoup de problèmes il y a des gens qui m'appellent extra dajeeg man ci mbedd mi mais maam tel problème da leen ci wax mais bu fekkee am na yu ma wóolu ñu wóolante ñu mettre en place benn structure citoyenne di ko gën a waxtaanee. foofu nga jëmoon Baba foofu la jëmoon bu dee loolu tam mën na nekk. mënoo xaar peut-être benn plateforme boo xam ne liggéey bi tontu na la. Alimam xam nga ñun man personnellement mën naa ko wax man sa probité aw ma si benn xel ñaar waaye tey ndax mën nga wax sénégalais yi sa akulaay taala ne palais owu la ne la imam jàppal si lii te nga fexe torpiller kii bi boo génnee rek ñu ñàkk seen crédibilité. Répétez la question bi parce que c'est très important dama ne man personnellement sa probité aw ma si natable c'est gentil waaye ndax pour mu leer si kanamu askan wi sa akulaay taala ndax palais owu la wala Aliou Sall wala keneen sax ne la alimam jàppal lii bu ko defee nga torpiller affaire bi boo bàyyee rek comme yow am nga crédibilité boo bàyyee rek kaay day fragile day tas comme da nga ne sama xaqulaay taala te loolu tam ragaluma ko parce que même bu dul woon loolu dama yaakaar ne lépp lu may dugg maa ngi ci seet sama xaqulaay taala kon suñ ma waxee préciser du ma gêner léegi question boobu ñaar laa ciy tontu benn bi mooy amul kenn ci pouvoir bi koo xam ni woo na ma di ma wax lu mel ni li nga wax par contre am na ñoo xam ni mën naa wax ne ñu ngi ci pouvoir bi wala jege nañ pouvoir bi ñoo xam ni woo nañ ma ne ma en tout cas ñun wóolu nañ la xam nañ ne nit ku jub nga et cetera moytul ñu dugal la ci loo xam ni xamuloo ko parce que dossier bi c'est complexe et que lu bëri luñ ciy wax du noonu la demee loolu moom am na mais amul kenn ci palais bi fi ma toll ni koo xam ni nee na ma
kaay ñu jox la lii wala ñu boole ci lii te nga bàyyi ñii wala nga jam seen image loolu amul. n'hésite pas sama numéro téléphone ngi loo soxla rek oo ma. déedéet loolu amul. non bon jërëjëf al imam Kanté mbégte la woon am nañ frustration lool parce que émission bi waxtu la te dafay jeex. sooy suñu borom mais daañu dellusiwaat si grande question yi ñu abordé ko Baba Ndiaye kon mu ngoog. waaw Khalifa gërëm la rek. gërëm la donte vraiment yow la ñoo gërëm ndax émission bi bu du konteex yow daanaka du jàppandi. ñoo ko ñu ngi lay bokk gërëm di la sant yaay coordonnateur bi. Aminata merci beaucoup Aminata Ndong di gërëm également Augustin Mandang mi koy filmé di gërëm aussi Ousseynou Ndiaye mi leen ko doon dégtal ci wàllug machine bi mu doon imam Kanté chroniqueur ci iRadio imam bu Point E di ab bindkat di it expert ci wàllug environnement ak wàllug économie solidaire imam mbégte la woon jërë ngeen jëf ba beneen alxames bu sooyee suñu borom ñu leen di jox rendez-vous ci ITV iRadio ak emedia.sn jërë ngeen jëf.